waxati naa bu nelaw yombe it gént jafe ci réew mi 24 heures yéene kaay ne ma Sall ngaari lam toor def te jaaratul sax faf yàlla moom président Macky Sall nelawatul bay yandoor sax faf coowal pétrole bee tongal président Macky Sall coowal gaz bi ak suppiku ci wàllu climat lii moo andi jiixi jaax ci bopp président de la république Macky Sall l'évidence yéene kaay ne ma moo ne day waxtu woowu fii ci réewum Sénégal day ña ngay caxatee la ñu amus néew ci wàllu pétrole l'exclusive yéene kaay ne ma wallooy ña ngay taal saar ña ngay jeexal kër ga tàkk ab gré à gré bu 200 millions nag moo andi coow la déggoo am nag diggante saar ak borom marché ba te conseil d'administration ba yëgul tenul loolee tax nag ba société bu pétrole bii amee jafe-jafe jamono jii ñu jàpp saar nag daal di koy xoj tong-tongal ko abus de confiance tàmbale juddu ci société ba loolee nag tàmbalee xoj saar ñu rax ca dooli actionnaire majoritaire ba yéene kaay bi di l'exclusive ne ma ñu teg kook OPA l'exclusive ne ma dara ñay xeex xaadim ba ñoo bëgg xoj saar jamono ji ba mu daal di nërmeelu libération yéene kaay ne ma sunu pétrole gi nañ ci wax diggante saar ak Petrosen la ak commande boo xam ne conseil d'administration ba yëgul ñaari téeméeri milliards ñu ko cay tudd te moo ne day mbir yi dafa mel ni tàmbali na ci coow loolee ndax cargaison bu njëkk daal dina yegg si juróom benni fan ci weeru décembre l'évidence ne ma loo ci mënti dee git saar directrice générale la ñuy sàkk mu tekki ndombal tànkam moo tax it Omar Faye leeral askan wi mi ngi sàkkooti ci président de la république Macky Sall mu jëli responsabilité am ci dossier saar bii ndax bu ñu ko seetaanee fas nañu yéene soobu ci guuta goo xam ne duñu xam nan lañ koy lijjantee Vox Populi daal di may xamal ne saar ña ngay bëgg setal seen bopp ca mbir ma de ña ngay xam la nii ñoom xaadim ba ak ñamu àndal Dermon Oil ak ñoom seen dañ koo yoreel ñaar fukk ak juróom-ñeenti milliards war koo fay laataa fanweeri fan ak benn ci weeru décembre 2021 ak yeneeni ñaar fukk ak benn milliards yoo xam ne war nañ ko koo fay xaadim ba it en retour yoreel ay fournisseur am xaalis moo tax nag directrice bu saar ak nguurug Sénégal dem xooli nag juge des référés légal ngir topp mbir mi coow la jaxasoo na ca saar source a daal damay xamal ne waxu pétrole ak gaz ci réew mi tere naa nelaw président Macky Sall ndax nag dafa feeñ suñuy wax mel ni lu ñu andi li guuta yaakaar nag lan ca amoon jàpp nay pétrole beeg gaz dinañu génne ci jafe-jafe suñu yaakaar dafa mel dafa tàmbalee yankeeku source a ne ma BP Cosmos ak Woodside soo moytuwul nag ci Sénégal li muy feeñal ci gaz ak pétrole daan ci laajte téeméer boo jël juróom-ñaar fukk ya te buñ ko deful boo moytul daañu lànk tey seen loxo ne duñu génnee benn toq ci suuf wax ji mooy Sénégal amul moyen daal di vérifier nag la nga xam ne moom la ko compagnie yooyee di teg ne loolee la ñu def ci investissement moo ne day nguur gi mas na loué ab cabinet d'audit source a ne ma ngir contrôler ci la ooy lam ko wax ni ko loolu la def ci koppar le quotidien ne ma Macky Sall day daal dinay duggaat bu baax ci débat pétrole beeg gaz bi daal dinay xam le ni amul benn expert ci àdduna boo xam ne mën nga contrôler chaîne de valeur bi réew mi tribune yéene kaay ne ma retraité tey de ñu ngi sàkku ñu fay leen dërëm joxuñu leen ko le mandat ne demal xoolal ma Zahra Iyane Thiam ak microfinance ba nga xam ni ma ngay suuxee laas yéene kaay ne ma Dame Diop moom it scandale laal na ministère am ay jege ñaaleem ñooy sàkku fukki million ngir ministre bi mën leen xaatimal ay këyit waxtu woowu le quotidien ne ma poste day jafe-jafey fay la ñu am jamono ji ci waxtu woowu Pikine moom di dalloo ay infrastructure yu bees libération yéene kaay ne ma Abdoulaye Timbo daal dinay dalloo ay bloc opératoire diggante Kër Massar ak Diamaguène Sicap Mbao dalloo it ab poste de santé boo xam ni mag ña lay faj te grande mosquée bu Pikine Tribune yéene kaay ne ma lu mënti am jàppale ni tey jii aljuma Ndakaaru jël Diop Sangomar du yomb ba ci Sénégal kay ndax nag coalition yu bëri waaye itam ay syndicat daañu fekk yanamaal ci seen doxub ñaxtu gi borom régie publicitaire yi nga xam ne luy panneau ci Ndakaaru daal dinañ koy daaneel fas ko yéene joxi étranger ñu ñàkk ci ay milliards yu takku loolu daañu fekk yanamaar ñoom nag ñu woo ci seen xeex bi ñoom régie publicitaire yi menuisier métallique yi maçon yi chauffeurs yi afficheurs yi annonceurs yi ndax ab chaîne la boo xam ni bu ñu daaneelee tableau yi ñoom ñëpp ay ñàkki marché critique yéene kaay ne ma aljuma la joo xam ne tey jii artu da cee njëkk de te bu ñu bàyyee mbir mi daal di dalli coow daal di juddu ci réew mi waxoon nañu leen en tout cas yéene kaay bi ne ma préfet bii di Mor Talla Tine daal dinay nangul yana marché nu marché tay bi le mandat ne ma yeewi askan wi dara la ñu nangulul président Macky Sall woote gi muy woote ngir ñu dialogue ak opposition bi yeewi askan wi nee ñu ko ñëwuñu tey ñëwuñu ëllëg tribune ne waa yeewi askan wi kay dañoo mere ba futt président Macky Sall mere yi Jibril Ngom faaf nañu nag lancé ab pétition boo xam ne ngir président Macky Sall bàyyeekoo ci nguur gi la ndax nee ñu la mu def ak Jibril Ngom haute trahison la bu askanam direct news ne Ousmane Sonko ak ñamu àndal day daal dinañuy dal bu baax a baax ci kaw président Macky Sall ne daañu porter plainte Jibril Ngom loolu moom leer na yeewi askan wi fas yéene nag langool ak Union africaine ngir kalaame président Macky Sall ñuy ñaxtu it fraude yi nga xam ni ñi ngi koy tàmbali nemmeeku daar ci séddaleem carte électeurs yi laas yéene kaay daal di may xamal ne opposition ba it ñi ngi ci geneenu xeex de déposé na nag ab proposition de loi ngir gën a xeex ngóor jigéen ak lu mu langool dañ ko faf bëgg criminaliser si réew mi lu crime rëy ña koy atte l'enquête ne ma ñu ngi nii Chimère Diouf moom mooy jiite union des magistrats bu réewum Sénégal daal dinay wax ci lu bari ci jafe-jafe
yeeg magistrat yi moom président bu yees bu yemes ne magistrat yi ñoo war a jël seeni responsabilité ndax nag atte di justice àndul nag ngay seetaan keneen di dugal loxoom ci mbir mi keneen di la dominer wala di la teg ay pression ba ngay jalgati magistrat warul tërëf warta taxaw nag di wane dafa néew doole ba nit di ca am porox ndoola di ko sant leneen ci coowal téliko bi moom magistrat bi ne munu caa wax ndax yeneen magistrat yenu affecté wax nañu waaye téliko waxul las yéene kaay ne ma Chimère Diouf kay nee na lu yàq justice ña nga xam ne ñoo cay liggéey lu njiit njaag ñoo cay njaag Sud Quotidien ne moo tax it ñoom magistrat yi de daal dinañuy sóobu bu baax a baax ci transparence ak sincérité ci lépp loo xam ne jëm na ci élection yi libération ne ma ku wax lii wax la ca des Sénégal rayaate gi ñuy rayaate fu ñu ko teg jël bakkanug nit ñi fu ñu ko teg Ibrahima Sy mii ca Kër Massar ñaari jundee tax saa kumba rey ko waxtu woowu tribune yéen kaay di ma xamal ne président Macky Sall ma ngay artu ci ñu jël ñetteelu dose bu vaccin ndax vaccin bi moom du faat te coronavirus day faat te ma leen di fàttali mi ngi ci réew mi ba tey yendu leen ak jàpp coronavirus mi ngi ci réew mi te day faat. Régie publicitaire du Sénégal yi collectif des chauffeurs et secrétaires des SIDA du Sénégal collectif général des artisans ak secteur informel bi collectif pour la défense des intérêts de Médina Wandifa ñu ngi xaar itam ci boobu léegi manifestation ñi fi nekkoon liggéeykatu transport yi ak FRAPP moom ci boppam jàmmi réew mi ba ci sax LCIS ba LD Debout ak syndicat des travailleurs des boulangeries pâtisseries ak restaurants du Sénégal Y'en a marre ak Yewwi Askan Wi ñoom ñëpp daañu tàbbi ci bileeg manifestation ca noonu itam Yewwi Askan Wi woowee ñu mujj wax jàppale ne itam ci am nday waytaskul xibaar yi daal nañuy ñaawlu bu baax a baax jafe-jafe yi nga xamante ne ni moom rek la waa régie publicitaire yi di dund jamono ji ak yàq ñu leen ci jural alors laataa ñuy xuus Hadj Mansour ñu tàbbi ci bileeg manifestation bi ñu autorisé li ñu ci jaaxal rek mooy ña fa war a teew bari nañu lool kon mel ni askan wi la leen ñor ak la leen métti itam fas nañ ko bejj ni ki tey ci àjjuma ji. te ñooñu sax xëy na ñoom ñooy ñi am man-manu ñëw Mohamed mais tey réew mi joxañ fi ku amul lu la metti bariwul ndax dund gu cher gi nga xam dafa général ñëppay jànkuwanteel lu mel noonu Mohamed am réew bu nekkee ci yoonu ni day jéem a taxawal ay tànkam développement mu bariwul lépp mun naa yokk lépp. gis nga fi nekk nguur gi bu fexoon ba assurer lekk ak naan li ci des lépp garaawul mais loolu mooy li nga xam ne ku am doole dana ko soxla ku amul doole dana ko soxla ku nekk ci nguur soxla na ko ku nekkul ci nguur soxla na ko ku am xaalis soxla na ko ku amul xaalis soxla na ko muy lekk ak naan mais réew moo xam ni lépp lu ñu bëgg a yokk wala lépp lu ñu bëgg a duufale seeni affaire ci wàllu lekk ak naan lañu koy aj mais loolu moo jaaduwul lii am ci wàllu ndox mi ñetti fan yi jiitu woon na ko 2 jàpp 3 semaines ci ginnaaw kenn amul benn sénégalais bu mën a xam waa Sen'Eau li ñu ñuy def nan la tudd. ndox mu bon mu am xet ndox mu bon mu xonq cur ndox mu bon mu ñuul kukk te ñu ni kenn du ko wax te duñ la jox benn explication ban réew ci àdduna la nguuram di seetaan société bi fay distribuer ndox surtout ndox eau potable la ñuy wax ndox mu ñu war a naan ngay joxe ndox mu mel ni mi Sen'Eau di joxe te ñu am ministre bu yor lu jëm ci wàllu ndox mi signé contrat bi ñu am réew mu am ay député ci assemblée nationale am réew mu am gouvernement am réew mu am président ñëpp noppi ci ub ci seen gémmañ léegi ñun askan wi ku ñuy jooyal ndox mi waa Sen'Eau di ñu jox wala ñun amuñu droit laaj sëñ Mbaye Thiam ci gan anam la signé ndox mi tableau yi ñuy daaneel panneau publicité yi ban réew la seen président ñimee daaneel li ñu daaneel ci ay panneau publicitaire amul menn réew mu ñimee am ak alal bi ñu ci def ba noppi jëlaat benn marché publicitaire boo xam ne ay agence yu def marketing ñu ngi fi ni gàdd fii Sénégal même état bi sax am na ko ñu leen defal loolu ñu jox ko ab étranger mais loolu fii dong nga ko gis Sénégal dama ni ku dem dangaa war a dem ku demul dangaa war a dem pour manifester sa ñàkk ànd sa xol bu naqadi ci ni ñu téyee Sénégal fi mu nekk quand même Birame balaa ñu ñëw ci ñëw ñu wax ñu ko doon wax léegi ci Khalifa Sall ak Yewwi Askan Wi ñu ñaawlu lool ni ko Hadj Mansour waxee léegi panneau publicitaire yi nga xam ne ñu ngi koy daaneel te mel ni mbir mi dafa am ku man am nday ak ku ma amul nday ndax bëriwaana ci ay panneau publicitaire yi fi nekk ci yenn ci ay sociétés yu mag kenn laalu leen loolee dafa war a dakk la xamle moom Khalifa Ababacar Sall ñu teelu ko. En tout cas ñi dëkk Dakar gis nañu ni ñu massacré li nga xam ne moom la régie publicitaire yi di liggéeyee Dakar seeni borom a ngi xul seeni borom a ngi wax nañu ñaata nit ñoo ñàkk seen liggéey parce que ñoo doon dunde loolu te ñu def ko defin bu rafetul bu jekkadi
donc non seulement joxoon nit ñi ñu liggéey non seulement tu dis, tu évoques, tu annonces des chiffres d'emploi que tu crées, mais le peu qui am mi ngi yàqu. mi ngi doon Birahim Touré ñoom la daal di waxal association professionnelle des régies publicitaires ñu leen di xaar d'ailleurs sax ci manifestation bi ni ki tey ci àjjuma ji. ak ñeneen ci wàllu manifestation boobu nga xam ne dañ koy amal waaye gis na lu jëm ci régie publicitaire yi maa ngi koy wax sànq gis nga Richard Attias d'habitude xam nga ñan ñoo koy woo. président États-Unis ci loo xamee ni dañ naan dañuy amal benn séminaire bu rëy boo xam ne dañ ko war a amal wala organiser benn événement bu am importance ci àdduna bi yëpp ñu ñëw ne ko yoreel lépp lu jëm ci wàllug lii di publicité bi c'est un homme d'affaires franco-marocain yore ay société am bu nekk États-Unis nga yëkkati 1 milliard jox ko ne ko léegi lépp lu jëm ci publicité wu lancement activité wu train express régional ñu dénk la ko train express boo xamee ni Mohamed Diop dañuy fàttaliku ni train boobu génnul Sénégal génnul Dakar région de Dakar génnu ko train bi mu ngi diggante daanaka li naan li Idrissa Seck doon wax ci ay jamono soppi ko ne ni vision waa ji dépassé wul Diamniadio train bi dépassé wul foofu nga yëkkati 1 milliard yoo xamee ni fi ñu toll nii ñu ngi wax wàllu yokk mburu mi nga subventionné woon à hauteur de un peu plus de 30 milliards de francs CFA pour bañ yokk boobu am 30 milliards nga jël 1 milliard de francs CFA daaneel ay régie publicitaire daaneel ay panneaux publicitaires yoo xam ne ay sénégalais ñu ngi fi sénégalais yoo xam ni du ma ko citer am na ci régie publicitaire yooyu ay sénégalais moom koo xam ne dem na ba gagné marché wu publicité wu Fly Emirates au Sénégal lépp lu jëm ci wàllu Emirates boobu nga yore seen publicité ba pare signé ak moom contrat pour une durée d'1 an xam nga ki mën a dem jël publicité wu Emirates te ku xam Emirates xam ne c'est une grande compagnie aérienne yow sénégalais nga gagné marché boobu pour mën a defal ko publicité ay panneaux publicitaires yeeg lépp lu jëm ci wàllu woowu ci régie publicitaire yow kooku nga daaneel ko jël xaalis ba nga ko mënoon a jox moom wala ba nga ko waroon a defal moom mi sénégalais doomu réewum Sénégal ubbi entreprise yoo xam ne ay sénégalais ñoo ci liggéey nga jox leen xaalis boobu nga yëkkati 1 milliard yooyu dem jox ko koo xamee ni moom soxlawu ko sax ndax la mu yore ëpp na loolu ne damay tooñ souvent naan Richard Attias turam wuyu na boromam ndax Richard il a suffisamment d'argent gis nga dafa am lu ñuy wooyee tey injustice la c'est pas une question de magistrat yi mais injustice sur le plan social injustice ci wàllu équité territoriale am na tey am na ñoo xamee ni ñu ngi ci yenn gox yi ci biir réewum Sénégal la ñu soxla sànq Thierry mu ngi koy wax amuñu médecin amuñu infirmier chef de poste amuñu sax peut-être foo xamee ne bu ñu indiwoon infirmier chef de poste dina fa mën a nekk fan yee passé maa ngi lay wax ñii dëkk waa Thiawane nga xamee ni ñoom ñoo tabax seen hôpital ñoo tabax seen dispensaire wala poste de santé di sàkku donc ci nguur gi ñu jox leen infirmier chef de poste fan la mujjee nekkoon d'accord waaye faw ngeen defar kër gi nga xamee ni infirmier chef de poste ba fa la war a dëkk muy beneen problème donc toutes ces injustices là boo ko boolee benn moment dina am loo xamee ni liñ naan marmite buy bax nga bàyyi ci kubéer bi il faut mu explosion boobu nag du question dañuy wàcc ci mbedd yi di def ay manifestation di sànni di taal ak yooyu mais na sénégalais yi mën a am possibilité wu génn manifester li nekk seen xol génne ko ba nga xamee ni liñ naan loo xës ba génn sa xol ba pare après peut-être pour ñu faj ko day yomb mais na gouvernants yi bàyyi xel ni sénégalais yi am na suñu bëri pour ne pas dire la majorité ñoo xam ne sonn nañu et dans tous les secteurs. ñu wax ci leneen Birahim soxal violence beeg ñàkkum kaaraange yi fi ne xuus ci même réew di Sénégal en tout cas jàppale ne responsable SOS équilibre ñoom ñu ngi artu bu baax a baax autorités yi ñu andi ci ak saafara wala lu ko may mun naa doy waar lool en tout cas ay agressions yu bari la ñu nemmeeku ak i violence ca Rufisque jamono ju àddoo ngeen di teewlu ginnaaw ba ñu tegee ab plateforme ñu ngi sàkku ci ñu accompagner surtout xale yu jigéen ñi nga xam ne souvent dañuy def ay cours de renforcement ci ngoon si te loolu itam dafa doon li nga xam te ni ñu ngi ciy nemmeeku ay xeetuk violence ak ay harcèlement rawatina ci Rufisque Ouest dañu ci teewlu madame Ndeye Ndiaye Ndoye moom mi coordonnatrice bu réseau SOS équilibre paix ak sécurité ci micro Cheikh Ahmed Tidiane Seck. xale yi wax nañu xale yi nga xam ne ñu ngi dem di jàng ji guddi ñu def ay cours di dem cours de rattrapage loolu moom dafa xew fépp xale yi nag nee nañu moytu guddi gi bu ñuy ñëw parents yi nañ leen di surveiller xale yi waxaat nañ lu gën a am solo nag mooy géej gi
nee nañu temps yi yëpp day am ay xale yu lab si géej gi te manque de surveillance daf si am mag ñi tamit tontu nañu mag ñi li ñu wax nañ si gunduxataal bi am si biir kër yi maanaam violence bi yenn jigéen yi di dund ci biir kër yi loolu tamit ñoom ñu ngi koy am ay dég-dégal te ñu ngi koy xam ñu ngi koy dégg ñu ngi koy gis li gën a métti nag mooy li amoon temps yi si stade bi am na ci xale boo xam ne ñu ngi jaale ay parents suñuy mbokk la ñu ngi leen di jaale yàlla na leen yàlla may xolu muñ te ñu oowaat Tëngéej tamit ñu moytu violence parce que bu ñu nee loolu moo xew rek am na luy xew feneen Tëngéej dafa mel ni dañ siy gën a wane seen bopp te loolu baaxul bon nag dañuy def appel pour xale yi Tëngéej jeunes yi Tëngéej gën a conscient. mi ngi noonu ñu àddu wax ci détournement wi ñu doon lam-laamee fan yi yëpp ak di ko tudd toll ci 1 milliard ci sunu koppar ca poste jàppale ne directeur général ba moom daal dinay génn janoog woy tasiru xibaar yi ngir andi ci ay leeral nee na daal du protéger kenn moom Abdoulaye Bibi Diallo ndax Abdoulaye Bibi Baldé ndax agent yi nga xam ne daan nañ leen ci dut baaraam dañ leen jàpp en flagrant délit maanaam la main dans le sac ci noonu itam dañoo war a dem wuy ji yoon lépp lu war ñu teg ko ci seenu ko ndodd waaye nag jamono ji moom li muy sàkku ci travailleurs yi muy liggéeykat yi poste boobee mooy ñu boole seen yoxo doon benn ngir mën a suqaliwaat poste boobule Abdoulaye Bibi Baldé ñu teewlu ko ak Alassane Baldé. dañ doon jël sur ñu lebal xaalis ay travailleurs ay fournisseurs dañu def avance ñooñu suñu jotee seen salaire wala seen chèque ñu remboursé donc situation bi ñu toléré ko ba cette année ñu ne basta c'est fini. parce que ñun ñëpp constaté nañu que dañu am problème xaalis. di bu ñu doyloo expert électoral bi di Ndiaga Sylla. collectivités locales yu bëri xam nañ ni ñi ñu fa fal ci ay xale maanaam ñu am diggante 18 ans ak 35 ans li ñuy woowee jeune yu ci bëri matuñu fukk da nga ciy dem tax yenn jul yoo xam ne matuñu tax juróom donc pour dire simplement que seen présence vraiment ci collectivités territoriales yi des na. et d'autant plus que loolu dafay jaaxal nit ñi parce que élection locale gox-goxaan yi mooy élection boo xam ni képp ku nekk électeur maanaam képp ku nekk am fukki at ak juróom-ñett rek mën ngaa nekk candidat su mën nga tax nekk mën nañu la tax fal maire. Fondation Konrad Adenauer ak mouvement citoyen boole seeni doole ngir yee ndaw ñi ci seeni wareef en tant que ay acteurs de transformation sociale la. benn anam bi ñu mën a doolelee xale yi ndaw ñi mooy fexe ba ñu xam. lan mooy participation politique ak lan moo war a nekk seen participation ci instance de prise de décision yi mooy fi nga xamante ne fa la ñuy jëlee ay ndogal. ci séminaire bi ñu doon waxtaanee élection locale yu 2022 yi yile acteur te bokk ci société civile bi li ñu bëgg mooy ndaw ñi lu mooy participation bu am solo ci élection yi ndaw ñi fexe ba dugg ci bërëb yi ñuy jëlee ndogal ngir mën a suqali ci anam yi ñu ko bëggee gox-goxaat yi. mu nekkoon kon na nga ko bakkaye ko doon dikkaat ci ndaje bu yaatu ñu doon amal ci xool ana yan yoon la ñu mën a jaar ngeen ndaw ñi mën a wane seen bopp ci participation élection yi ak surtout ca prise de décision yi ñu ngi leen ko doon wax kenn mënta féete kaw yoon ba tax na itam ni ki démb code yooyee la yëkkati bureau bu yees bi nga xam ne moo ëmb union des magistrats du Sénégal ay laaj yu bëri itam tontu nañu ko fa rawatina lu jëm ci wàllu indépendance de la justice Alassane Baldé moo ñu fa teewloon na bi mu nekkee ngir àddu ci yenn ci ay jafe-jafe yi nga xamante ni justice mu ngi koy jànkonteel jamono ji bokk na ci anam yi muy doxee waaye lu jëm ci wàllu indépendance boobu la justice. dafa nekk si ginnaaw justice ba lu mu àtte rek moo ko sant coow nag bu jógee ñëpp tàmm di wax benn wax dafa mel ne wax ba dafa nekk mais ñun ñuy àtte ñun ñu nekk si biir rek ñun ñëw mën a xam lan moo si ne. juge ku ñëw taxaw ne juge nga xam nga ba ngay dugg si liggéey bi li tax nga dugg si kenn du ko jàngal kenn. xam nga ne bés dina ñëw wala ay bés dina ñëw di nga yore dossier yoo xam ne xëy na lu bëri si dëkk bi dina si dépendre te bu boobaa tamit da ngay lenn rek ngay fàttaliku ne yow yaa yëkkati woon sa loxo waat ne liggéey bii nga nar a def da nga koy teg si yoon. politique yi daal di am seen wàll ci boobu leen ndaje. coowum politique nag bari na Sénégal li ñuy wax rek mooy politique ni muy doxee justice mënul doxee noonu politique ni muy waxee justice mënul waxee noonu. bokkuñu ni li ñu tax a jóg bokkul ni ñuy dundee bokkul mënuñu nag bés bu ne fu nit ñëwee rek dal suñu kaw ñu jug tontu. lu weesu ponk yooyu nga xamante nag waxtaan nañ ko jëm ci wàllu longue détention yi bokkoon na ci li ñu waxtaane waaye ñàkk personnel bi ñu nemmeeku ci biir justice waral sax bureau boobu lay xamle ni nag daañu amal ay journée porte ouverte ngir fexe ba askan gi gën a xam justice na muy doxee. Alassane Baldé jërëjëf mu nekkoon ndaje bu am solo Birahim Touré dañuy lay bàyyi nga yegg ca kaw rédaction xam naa midi incha allah Simon dana fa jaar ngir yaatal xibaar ñu di la gërëm bu baax a baax naka noonee Hadj Mansour ñu ngi lay jox di day incha allah léegi rek ci tës bi.
ak yaatal gi soxal xibaar yi benn waxtu. incha allah 15h ci manifestation ba. jeex na da ngay dem. ah mais bien sûr. jeex na kon mi ngi noonu rendez-vous bi kon ngoon la mi ngi noonu kon ñu di leen di gërëm bu baax a baax wóyal xibaar yi des ci mbirum justice ak Ousmane Chimère Diouf mi nga xam ne UMS Union magistrat du Sénégal daal di lul dal wala sax daal di lul recevoir benn lettre jëm ci wàllu protestation jëm ci ki nga xam ne moo di rek juge Téliko mi nga xam ne dañu ko affecté ñu ne ca Tambacounda te mbir mi neexu ko mi ngi ci andi ay leeral ñu teewlu ko. war a wax na ko mais bi ñu paree ñun ñëwul saisir bureau UMS pour wax leen lii wala lii moo tax bureau bi aussi xam nga booy jóg di dem ne yaa ngi dem si kilifa ne lii nga war a waxtaanee moom dafay fekk nga am foo ko teg te fi ñu ko teg mooy ki nga xam ne moom nee nañ loolu moom moo ko dal su ñëwoon su ñun nañu lii at lii la bu ñu dem si kilifa ga dañu xam ni ñu waxtaanee moom mais moom ba nii ñëwagul si bureau UMS loolu moo tax aussi mënuñu ko woon a poser fenn. lenn rek moo si soppeeku mooy fa muy liggéeyee Thiès nga jóge dem Tambacounda mais xam nga ñun aussi du suñu wàll ñu ñëw taxaw di waxi Tamba naan Tamba mel ni ku fa dem rek dafa am lu ñu la daan parce que dafay mel ni waa Tamba bokkuñu si dëkk bi te loolu aussi man mënuma koo wax. ma ngi noonu mbokk yegg si na ñëw ci xëtu mujj soxal xibaar yi mooy tàggat yaram pamante moom lañ ci àndal. ñu ngi lay delloo nuyu Pape Manta borom Jam City. maa ngi laa ziar bu baax a baax Mohamed Diop. ñu ngi lay ziar baax yow itam di delloo ziar ñu tàmbali koog Coupe d'Afrique des Nations Cameroun bi nga xam ne jàpp nañu ko ci juróom-ñeenti fan ci weeru janvier ba juróom-benni fan ci weeru février presse sportive bu Sénégal moom daanaka comme d'habitude rek comme compétition miin nañu ko ñu ngi koy waajal bu baax. waaw miin nañu ko comme ni nga ko waxee te nag fas yéene nañ ci amal couverture gu am solo foofu ca Cameroun bi nga xam ne nag Sénégal dina fa teew ngir nag lu jëm ci. fanweer ak ñetteelu édition bu Coupe d'Afrique des Nations ñu fas yéene ko dox nag ni ki juróom-ñeenti fan ci weerum janvier jàpp juróom-benn fan ci weerum février ci atum 2022 foofu ca Cameroun ba tax na daal daanaka ANPS nag joxe na ay assurance ngir xamal ne bépp taskatu xibaar bu teew foofu ci Cameroun dinañ nag jël conditions yi war yépp ngir sa liggéey nga mën ko amal nu mu waree ci noonu dañ ciy teewlu Mbaye Sène moom mi moo nekk président bu commission d'organisation bu ANPS. premier tour bi. Bafoussam lay doon ba huitième de finale bi mooy mun nañoo yegg ba le 24-25 janvier loolu nag suñu defee suñu estimation hôtel bi ñuy dal mu ngi tudd Macao Palace daanaka ANPS réservé na fa 40 chambres réservé na sax hôtel ba yëpp à partir daal du 7 janvier suñ ñëwee ba foofu kuñ fa fekk ci hôtel bi dafay génn bàyyee ko ak la presse sénégalaise loolu la liggéey bu président Abdoulaye Thiam dem négocier foofu. kon dafay waral ni kon liggéey ba dinañ ko def en toute tranquillité te sénégalais yi rek daanaka ñoom ñooy nekk ci hôtel boobu jar naa leeral yi ci ne nag ci biir mooy am na internet yooyu yëpp ANPS dinañ xool naka la ñuy xoolee ba journaliste bu ne soo fa nekkee di nga mën a liggéey mu ci ay parce que mooy journaliste bu ne sooy dem da ngay déposer caution wu 700 000 francs suñu yeggee nag ba fi nga xamante ne moom mooy Bafoussam dañ la koy restituer mooy dañ la koy delloo suñu yeggee ba foofu parce que loolu dafay sauver li nga xamante ne bii moom mooy waa ANPS. mi ngi noonu kon Pamantomb bu ñu wax ci CAN Cameroun 2022 ba léegi ak CAF muy confédération africaine de football li nga xam ne daal dinay teg ci taabal bi ab protocole sanitaire ngir supporters yi ñëw amal ci ak seetaan. waaw loolu nag ni ki démbali woon ci la nag confédération africaine bu football fësal ab protocole sanitaire boo xam ne day nag permettre supporters yi nga xam ne ñoo fas yéene teew ci stade yooyu ca Cameroun ngir nag ñu respecter lépp lu jëm ci wàllum vaccination Covid 19 li ni mel nag gannaaw ñoo ngi ko jël gannaaw ba nga xam ne nag am na nag ñu rumandaat ne dañuy dàq boobu les compétitions wala nag dañ koy annuler en tout cas lu ci mënti am daal am na après réunion bi nga xam ne nag jotoon nañ koo seq ci diggante confédération africaine bu football ni ko noonu ministre camerounais bu santé ak sport ni ko noonu secrétaire général bu CAF di Voren Mosengo Omba ak premier vice-présidente bu fédération camerounaise bu football ngir indi ay leeral ci li ni mel di fàttali nekk ni lu jëm ci wàllum cérémonie d'ouverture bu Coupe d'Afrique des Nations dinañ ko amal ni ki juróom-ñeenti fan ci weeru janvier ci atum 2022 foofu ca complexe sportif Dolembe nekk ca Yaoundé.
ñu wax ci football ak championnat local bi 4e journée bi nag ñu ngi koy waajal ci week-end bi ak ndaje wu am solo Jaraaf AS Pikine. waaw Jaraaf AS Pikine mën nañ jàpp ne sax boobu moo bokk na ci choc yi nga xam ne moo fas yéene nag am ci week-end bi ci niki ëllëgoon ca samedi lay doon. Jaraaf AS Pikine 16h30 la ci stade Iba Mar Diop gannaaw nag boobu la jongante tamit jàppal ne ba tey ci samedi bi dinañ mën a am nag duel des académiciens war a dox ci diggante Dakar Sacré-Cœur ak Jàmbaar loolu 16h30 lay doon foofu ci stade Alassane Djigo équipe génération foot mooy dalal ñi di waa Casa Sport ci stade Ibrahima Boye lay doon bu 16h jotee Teungueth FC bi nga xam ne moo nekk ci bopp championnat bi moom tamit mooy dalal ñii di waa Ndiambour bu Louga bi nga xam ne waxtu wi ñoo nekk ci ndajelu place bi ci stade Ngalandou Diouf la ëllëg 16h30 la dinañ ko nag wéyal ñeenteelu bëccëg bi ni ki dimanche ci diggante Linguère bu Saint-Louis mi dalal ñii di waa CNEPS excellence bu Thiès ci stade Mawade Wade bu ñeenti waxtu jotee ba tegal la fanweeri simili Mbour Petite Côte la ak AS Douanes ca Maniang Soumaré Guédiawaye FC moom mooy dalal ñii di waa US Gorée ci stade bu Amadou Barry. Amadou Mbop ñu wax ci final zone 2B bu ODCAV ca Ziguinchor ASC Djignabo moom la ñu wax ne moo jël ndam la ca kanamuk Aline Sitoé Diatta. waaw loolu nag ci teewaayu supporters yu bëri foofu ci stade Aline Sitoé Diatta nekkoon nag ab fête ba tax na nag kii di adjoint maire bu Ziguinchor di Tahibou Diédhiou porox ndaw la ci nag ngir woo ndaw ñi ñu gën a nag bàyyi xel gën a tamit xeex lu jëm ci wàllum violence ci stade yi moom mi la nag di Tahibou Diédhiou yi la cadre la yëkkati dénk ko kii di Abdourahmane Diallo. wala pour véritablement ñu gunge jeunesse Ziguinchor parce que dañ ko mérité nawetaan dama koy wax souvent année bu ñu toog amul nawetaan lu muy ëpp si dégâts mooy ëpp si lu muy defar donc nawetaan équilibre la si quartier occupation pour les jeunes la parce que une jeunesse qui n'a pas d'occupation elle devient dangereuse donc loolu moo am solo moo tax ko amul importance nawetaan da ngay defe ne bu ngeen nawetaan foo la non lu ñu def nii dafa am solo ñun parce que dañ ci jaar ñeneen jaar si tey ñoom seen tour la dañ leen di gunge parce que jeunesse bi dafa mel luy xew si yeneen dëkk si Sénégal violence yi xeexoo yi duñ ko gis fii gis ngeen nit ñi joué nañ ci jàmm mobilisation am équipe yu gagné nañ ñu ñàkk nañu ñu accepté ko ñu ñibbi ak jàmm donc loolu la ñu war a cultiver si suñu jeunesse donc jeunesse bu mel noonu dafa mérité ñu leen di accompagner mérité di leen jàppale parce que si yoon bu baax lañ nekk donc incha allah rabbi dinañu góorgóorlu ànd ak ñu war a ànd gunge jeunesse bi parce que dañ ko mérité. ñu dem ca diwaanu Mbour jàppale nag foofu moom ni ki ëllëgoon bu 16h30 jotee ca lycée Demba Diop la ñu fas yéene amal nag final gu mag jëmale ko ci tournoi vétéran bi nga xam ne nag tàmbali woon nañ ko boobu ak léegi kon final gi ëllëg lay doon ci diggante nag vétéran yu ndam loor ñoom ñoo fas yéene laale ak ancien footballeur yu yoon wi ci noonu sax dinañ ci nag rendre hommage képp kuy nag footballeur nekkoon ca quartier Tefes ci li ni mel nag ay seen ndam loor nekk ca zone 1. bu Mbour moo ko fas yéene amale final boobu nag kii di Cheikh Issa Sall ak député Sira Ndiaye ni ki noonu Saliou Samb président bu conseil départemental bu Mbour ak kii di Mbaye Diouf Dia président bu Mbour Petite Côte ñoo ko fas yéene présider kon Mohamed Diop lii moo fi gënoon fës jëm ci wàllum xibaaru tàggat yaram ñu joxante dig daje rek. ci kanam ci kanam. tey ak Simon Pierre Faye la. Simon Pierre Faye kon 12h la. bëgg caaf sama xarit. 13h El Hadj Mouhamadou Mansour yow. incha allah yow ëllëg nañ joxante leen di ba. jërëjëf dox daje leen di incha allah.